wuyu si woote développement communautaire maa ngi toog ci table bi ki nekk ni ci sama loxo càmmoñ moom mooy Soxna Awa Ndiaye moom moo représenté ndeyu daara yi moom mooy kii toog ci sama loxo càmmoñ maa ngi dend ak chef de service développement communautaire muy madame Ndoye foog naa ne ku ko xamul aussi dégg nga ko muy jàmbaar di jigéen ju man góor madame Ndoye mi ngi dend ak présidente FAFS association la boo xamante ne bii dafa fànn boo xamante ne bii rek luy defar jigéen la ak di yokk jigéen kooku mooy madame Dieng moom moo toog noonu sama wet di présidente FAFS mi ngi dend ak présidente bàjjenu gox yi walla ki fi teewal bàjjenu gox yi ñu koy wax Dieynaba Dem moo toog nii ci wet gi ñi ci des développement communautaire la ñu nekk man mii di wax ak yéen maa ngi tudd Soxna Mame Diarra Bousso Fall nekk adjointe au maire ci mairie bu Thiès maa ngi leen di nuyu donc di rafetlu seen teewaay yéen ñëpp ndaje bi nag solo mooy développement communautaire bi nga xamante ne madame Ndoye moo ko jiite moo leen woo tey jii dajale leen yéen ñi nga xamante ne da ngeen a yore ay avec ci biir Thiès di ci yëngatu solo ndaje bi nag du lenn lu dul jéem a xool naka lañ leen di organiser naka lañ leen di former naka lañ leen di yokke xel ak xalaat bu rafet ba ngeen gën a mën a téye seen avec yooyu gérer ko ba mu jural leen li ngeen ci soxla ñaareel ba mooy ubbi ay bunt yoo xamante ne yi dinañ ko taxawal pour ngeen am ndimbal boo xam ne bii dina yokk li ngeen yore loolu mooy gën a nekk solo ndaje bi beneen bi mooy ndaje bii tey assemblée générale lañ ko tuddee assemblée générale ñi nga xamante ne jigéen ñi yore avec assemblée générale bi bala ñu fee jóge dinañ fi taxawal kuréel boo xam ne bii coordination lay doon bu ñu demee ba ci kanam walla bu fi xajee ñu taxawal bureau bi fi xajul ñu bàyyi noonu ba dellu siwaat taxawal bureau boo xamante ne bii day nekk loo xam ne lii mooy wéyal doxalin bi nga xam ne moom lañ fi bëgg a tëral mais daal ngeen jàpp ne dañu fas yéene jàppale leen gën leen a jàppale gën leen a xamal ba nga xamante ne dootu leen juum te li ngeen di liggéey di ngeen ci gis seen bopp moo gën rek ñuy séddoo di dem ndax dinañ fas yéene ba affaire bi avec bu nekk xaw a nuroog mutuelle boppam ndax bu ngeen amee lu ngeen moomal seen bopp au-delà de li nit ñi di cotiser ngeen leen koy lebal di ngeen am seen fonds propre boo xamante ne bi yéen a koy yor di ko lebale mu leen di jural dara. ñi fi jotoon na jël kàddu wax nañu solo woote bi tey ndaxte tey avec yi lañu woo maanaam présidente avec bu ne walla secrétaire bu ne walla trésorière bu ne jàpp nañ ni moo ngi toog fii ci salle bi moo xam ñëwoon nga bindu ca woote bu njëkk ba moo xam da nga koo dégg rek nga fekk si ndaxte lu ci am solo mooy ñu daje ñu waxtaan ñu sottante xalaat xool naka la ñuy fexe ba ñun en tant que femme ñun en tant que femme leader laay wax d'abord femme de développement nan la ñu mën a soqali suñu gox bu nee soqali suñu gox soqali njaboot gi te may fàttali aussi balaa ñuy gën a sore dara politique lalu ko service laa fi toogal développement communautaire dégg naa ko ci wax ji naam ñi may dendal wala ñi may nekkal wala ñi may bokk ak liggéey kenn ku si nekk am nga sa fa nga féete femme de développement laay gis moom laay àndal ci si loolu rek laa bëgg ñun ñu ciy dox kon tey képp ku fi toog développement ak entrepreneuriat moo la fi indi ndax bu ñuy wax avec épargne ak crédit la kon koom la kon luy doxal réew la te ma ciy sant nag bu baax ci jigéenu Thiès seen farlu ak seen pastef ci domaine boobu
dama koy leeral ndaxte avec yi dafa bëri ci li nu nekk dégg naa sax am na mouvement bu ñuy woowee avec kon faw ñu leeral ka wax question yi jib na faw ñu leeral tamit nekkul tey benn kuréel partenaire bu nekk ci gox dajale ay avec am yi sax gox-goxaan ba di leen a dimbali waaye tey bépp jigéenu Thiès bi nga xamante ni yaa ngi yëngu ci avec maanaam épargne crédit boobu ngeen di def yéen a xam calebasse ba ngeen ko tudde ak ni ngeen koy woowee rek lépp li nga xamante ni jigéen a nga ciy yëngatu pour soqali njabootam pour dimbali kooko pour def ko même activité génératrice de revenu ndax ñoo ngi ciy leble ñoo ngi ciy financé loolu la ñu ñëw pour xool naka lañ ko gën a macha allah nañ si gën a dugal suñu loxo ba ñu gën a mën a dem fu sut suñu njort ci loolu mu am calebasse bi fi nekk bi nga xamante ni dégg nañ ko muy DER dégg ngeen tamit jotoon nañu ñëw ba taxawal nañ fi ñaari point DER yu ñu leen tuddee nano crédit benn bi nekk ci case foyer des femmes fii ci 10e benn bi ñu def ko marché Moussante waaye ban ko defee danoo gis ni naam duñu wax ni lañ ca bëggoon amuñu ko ci ndax macha allah buñ ko ci amul woon duñ ca continuer waaye ñan ca bëggoon a gis ñan ca gënoon a yaakaar dafa des mooy jigéen ñi jàmbaar yi nga xamante ni ñoo ngi wut dërëm ñoo ngi xool naka la ñuy booloo nekk benn àndandoo soqaliku ñoo ngi xool naka la ñu fexe ba seen doom yi am si lu ñu jàpp ba macha allah mën a continuer seen i jàng ñoo ngi xool nan la ñuy amee activité génératrice de revenu ba soqali njaboot bi en quelque sorte ñooñu buñ leen ca gisul ñu ni nañu xool nan la leen di wuti jee loolu moo tax ñu ne bii yoon nañu jaar ci avec yi lan la ñi ci ëpp ñan la je pense que sax femme commerçante yi la femme au foyer yi la léegi naka la leen di yombalee accès au crédit boobu parce que crédit ngeen di def yéen autofinancement ngeen di def jaaru leen banque demu leen fenn te seen fu leen fëggee ngeen génn million tey bu leen neexee ci li gën a néew tey ni ma xamee avec ak ni ma gisee salle bi bu ñu fëggoon 100 millions mën na fee génn xam naa li may wax bu dee ku fi toog rek avec nga fi toogal ndax gis nañu ku dajj avec fekk fa 5 millions gis nañu fi dajj avec ñu fekk fa 22 millions même bu nekkul ci biir Thiès kon ñun xam nañu li famille di jar waaye est-ce que am nañ ci conscience boobu loolu moo tax ñu ni nañu ñëw ñu defaruwaat ñu ñëw ñu jàppalante suñu biir d'abord nañu formaliser avec yi nañ leen wutal këyit mbir moo gis nit bu juddoo day am këyit mbir bu tollee fenn dafay am këyit day am ñi koy yor war nañu am éducation financière nan la ñuy càmbare xaalis nanu xool la doon faay ñu xool naka lañu ko mënee moytu ba am leneen lu nu mën a yëkkati di teg waxtaan ak yeneen xëy na du ñàkk sax ñoo ngi xaaraat ñi jëlaat parole ak yéen ñi xalaat bi yu rafet génn ci yéen wala même ay questions yi nga xamante ni dañ fa jóge ñu dem gëstuwaat pour xoolaat ni ñuy gën a doxalaat rek ba mu gën a baax tey moo waral ñu ni nanu boole avec yëpp ñu def ko fédération lu tax ku mel na madame Dieng ma woolu ko def cee jaar ndax fédération femmes yi jotoon na fi am jëloon nañu ay jigéen ñu jàmbaar nañ leen boole ñu nekk benn ñu jéem yaakaar naa mbooloo mooy doole benn te kii wuti jëm fee suñu àndandoowee la ñuy am gën a dëgër gën a takku yaakaar naa aussi doxalin ba gën a jaar yoon loolu la ñu namm ci avec yi xalaat bu rafet tam jibaat na fi avec association villageoise la woon mu doon exemple modèle bi nga xamante ni ay partenaires ñoo ko xalaatoon mu jaar yoon ba mu agsi ba ci dëkk yi ba mu génn sax seen zone d'intervention mais comme ñoo ngi ci biir dëkk bi tey même suñu fédération bii lu tax duñ ko tuddee avec association des femmes ndax du ay villageoises ñoo fi ne bien que avec la moom lañ ko woowee ndax modèle boobu moo fi nekkoon mais épargne crédit bi moo ci am solo wala ngeen defaat avec wala ngeen xoolaat neneen mais lu nu woote tey fédération la nu woote bu nee fédération kon bureau moo tax ñu ne assemblée générale des avec mbooloo bi yëpp lañu woo ku am avec ñëwal ñu booloo nekk benn say boobu luñ ci namm defal leen seen nano crédit bopp dootu leen jokk fenn yéen dong ak seen point DER yéenay buum mi bu boobaa dañ fee waroon a teew tey xaar boo gisee sax mu xaw a yéex nag 3 heures lañu woote woon ñoom danoo am contretemps
man mii sax dama bàyyi leneen ñëw parce que ñoom ñoo waroon ñëwoon defaral seen bopp kon point d'air lañ leen bëgg a defal seen bopp jox leen ngeen gérer seen bopp bureau bi ñi ngeen di tabb dañ leen di defal formation kenn ku si nekk rôle et responsabilité danañ la ko renforcer maanaam danañ la dooleel si li nga nekk danañ la defal formation éducation financière wala nu ñuy càmbare xaalis xëy na ak yeneen yi nga xamante ni buñ sa tolloo bu ne danañ ko def da ngeen tànn gérante bi nga xamante ni aussi ñoom danañ ñëw former leen ko taxawal leen lépp daanaka mën nañ ni mutuelle lañ leen di taxawal ngeen di dugal ak di génne ngeen di nas ak di nottil seen bopp loolu gënul neex dëgg la avec baa nga fa mais fa ngeen di jokkoo di fa tibb di indi te lépp ci yéen seen intérêt yem ñëwaat ci yéen seen apport ak seen lépp ci yéen dama yaakaar système d'épargne et de crédit mënta weesu loolu si jamono yii gisuma ko feneen danañ la lebal diggante 10 000 ba 500 000 ci bu njëkk ci apport ci dooleel la nga dem liggéey te loolu individuel la sax maanaam avec bu am ñaar fukki nit mën nañ jàpp ni kenn ku nekk war na mën a am lu tool noonu kon naka la ñuy fexe tey ba sunu avec yii ngeen formaliser ko door ngeen ko xëy na maasewul am na ñu ko yëg ñëw mais tamit fédération bi ñun koy dëmmale ci ni mu gën a gaaw yóbbu kayit yi si ni mu gën a gaaw ba daanaka li nga xamante ni daf ñuy teel a dugal ci lii ñu naan autonomisation ci lii ñu naan entrepreneuriat féminin ñu àgg fa macha allah doxal suñu bopp demal suñu bopp ba ku dugg xam ni Thiès vraiment jigéenu Thiès takk nañu benn say am na fi sax réseau yi bëri na fi lépp a ngi fi daw mais modèle bii ñu ko def ak avec taxawalaguñ ko fenn de amagul feneen fii lañ ko bëgg expérimenter dama yaakaar ni loolu chance la ci département de Thiès waaye itam seen liggéey la seen Pastef bi ngeen wane macha allah fu nu wootee ngeen teew ñu gis leen ci leneen dégg leen ci leneen loolu moo tax ku mel na man ñett lañ fi woon ñu jël ñu yóbbu ñu Dakar defal ñu fa formation ni dellu leen ngeen woote avec yi defal leen fédération ñu fekk ci leen foofu ñoom itam former leen càmbar leen taxawal leen monter leen seen banque bopp ñu demal seen bopp loolu laa amoon pour information bu ma leen jox. maa ngi tudd Adja Awa Ndiaye représentante fi Dayu Daara yi développement communautaire ku nekk xam na ko madame Ndoye moom dafa jóg uniquement pour jàppale jigéen ñi surtout ñu yor avec ndax avec ku nekk xam na luy avec neexul léeg-léeg mu neex léeg-léeg mu naqari léeg-léeg mu jaar yoon léeg-léeg mu am faay madame Ndoye yëg loolu yëpp ne ma demee jóg pour jàppale jigéen ñi loolu waral tey suñu ngoonal gii mu woote ñu képp koo xam ne yor na avec pour ñu mën a waxtaan mu defal leen formation defal leen ay accompagnement boobu incha allah kii dutu am la naqal ci avec ñu ngi leen di remercier yàlla nañ ci yàlla dugal bismillahi rahmaani rahim yàlla defal ñu ci ànd alhamdulilah rabbil alamin. maa ngi tudd Mariam Diemba nekk vice-présidente FAFS la fédération des associations féminines du Sénégal cellule régionale bu Thiès di rafetlu teewaay bi ak invitation bi ñu madame Ndoye defal ñun jigéen ñëpp la ko defal ñi mu invité tey nag ñu ni mooy ñu yore avec yi nag xëj na ku nekk yaa ngi yore woon sa lu ndaw rek ci sa biir kër bu tàkkusaane nga lal sa basang ngeen indeenoo seen dërëm seen tànk ngeen dajale ngeen di denc lu mu jur ngeen séddoo te jur bi ci seen biir lay nekk ku nekk xam nga lan mooy avec ñoo ko moom moomuñu ko pour ñun la woon du pour ñun loolu après dañ ci dugg ndax dafa dox ba yegg ci fi avec kon bi ñu santee yàlla di julli ci Mohamed dañuy wax ne madame Ndoye lii mu def tey lu ñu soxla woon la ci suñu biir ndax tamit booy yëngatu ci dara il faut nga xam solo bi ndax nga mën ko sàmm ndax nga mën ko téye avec dafa nekk association villageoise jóge woon sa village suñu mbokk jigéen yi nga xamante ni bii ñoom ñoo ko bokk foofa ñoom ñoo ko daan def di dajale seen dërëm seen tànk ndax mënuñu woon egsi ci mutuelle yi ak caisse d'épargne et de crédit yi muy GEC yi ñu gis ne dañu ne woon buñ lay jàngal lu jëm ci mbirum koppar
dañu lay wax ni éducation bi ci njëkk mooy denc maanaam dañu lay wax ni éducation préalable bi c'est l'épargne mooy rënk ndax bu fekkee ne tey da nga soxla sa ñaari junni fekk yaa ngi woon ak sa junni soxla ñaari junni bu la nee kirtim da ngay dem wuti junni boo ci teg waaye doo dem wuti ñaari junni kon xam nga denc bu oyofal na soxla bi kon ñu gis ne sax dañu lay wax ni la li la jàppoon ba nga leb bu la bàyyiwul doo fay kon ñu gis ne rënk bi dafa am solo lool ci mbirum koppar suñu mbokk jigéen yi nga xamante ni bii nag moom di jéggalu ci terme bi ñuy wax kaw gi ñooñu gën a mën a rënk ñooñu gën a mën a denc ñoom ñoo defoon avec yi waaye looy def rek li suñu présidente di wax ni yàlla na barkeel suñu maire dafa barkeel ba egsi ci taax yi réewu taax yi mais ñun normalement bi ñu ko defee ci réewu taax yi dañu war a wax AFEC muy association des femmes ndax jóge nañ ci villageoise waaye xam nga rek ñun ni mu gën a yombe ak ni mu ñu njëkk a dikkee rek li jiitu ci suñu xel ak suñu xalaat rek loolu moom mooy dem kon tey bu ñu nee dañu aju jigéen ñëpp dañu aju ci développement communautaire nga xam ne ñun ñëpp tey état dañ ci am wàll bu ñuy wax état ñun ñëpp la ku ne war nga ci gis sa bopp ñu ni développement communautaire état boobu la toogal muy madame Ndoye ñëw toogal fi état macha allah moom it di doxal service am na mu waree xam ne jigéen ñi ñoo ko fi tax a toog daf leen woo ñi leen nañu ñëw organiser wu nañu ñëw formaliser wu ndax tasaaroo baaxul benn cab moom mooy mën dara kon lii mu ñu woo nii dañuy wax ni dañ ci kontaan lool ndax toujours boo gisee ku lal basangam rek danga naan ka lan ngay def ci waaye lekket rek la teg bu ñu paree ñu dugal rek bu ñu paree ñu dem ñay leb ñi nga xam ne dañuy ñëw di verser ñu verser te li ci gën a am sens nag muy maanaam moxal bi sa war a nekk li ñuy wax éthique ba sa war a ne sutura ba sa war a ne njariñ ba sa war a ne ngay daw ngir sa njaboot te boobu laa ngaa fajal sa njaboot ñëpp yëkk kon ñun nit loolu war nañ ko waxtaane ci suñu biir de kon loolu bu ñu organiser wala ñuy xam fi ñu koy teg fan la kon madame Ndoye dafa jóg bu ma nee madame Ndoye damay wax développement communautaire ndax moom moo ko représenté kon développement communautaire dafa jóg pour indi pàccam ci avec yi organiser leen xam fi ñu leen di teg mooy fan te organisation kuréel rawul formation rawul assistance rawul encadrement yéen a ma gën a xam su ko defee dañu lay wax ni fii ngay jaar foofu boo fa jaaree mu mën a am njariñ ndax li nga xamante ni bii danga kaa ji di xaar mu ñor di xaar nga witt ka macha allah di xaar nga jariñoo ko bu yàqoo en cours de route tolof tolof daf lay dikkal te réere wu ñu mbir ni tolof tolof yi bari na lool ci avec yi loolu yëpp nag manque d'organisation la dara jafewu ci bu ñu ci duggee ba ci biir di ngeen xam fi mu tëdd fan kon daal pour bañ a guddal ak may sama naataango yi ñu ñëw leerlu ci mbir mi damay yam fii après ñu gën ko mën a leerlu di wax macha allah yàlla nañu yàlla suturaal ba li ñuy wut ñu am ka te rawul njaboot gi. maa ngi tudd Dieynaba Deme représente fi teewal fi Adja Fat Badiane muy présidente des Badiane Gox zone nord di leen wax ñëpp nañu dal ak jàmm li Adja Awa mi wax mënuñu ci yokk leneen parce que junju doy na borom xel li mu wax ci avec yi ñun nag duñu def lu dul di sant rek madame Ndoye mi nga xam ni moo fi teewal état madame Ndoye saa su nekk mi ngi jóg ngir lu jëmale jigéen ñi kanam saa su nekk nag sonnul tàyyiwul xool mu xam ni Covid bii kat dugal na ndóol ci biir réew mi te jigéen ñi sonn nañu mu ni xaaral comme que jigéen ñaa ngi daw di jóg di daanu te dawuñu fenn demuñu lu dul ci avec yi naa jóg wiiri ci avec yi gën a jàppale jigéen ñi naam yàgg naa jàppale jigéen ñi te avec nag boo ko yëkkatee am na lu ko tax a jóg muy mu yëkkati koom-koom ci jigéen ñi jigéen yi doon sonn di jaaxle ñi bokkoon ci avec yëpp avec yi ci avec yi dox laa wax de suqaliku nañu waxuma nag avec yi nga xam ni doxul ndax gis nañu jigéen bu ñu këppee kees toj avec jigéen defar na ci néegam defar na ci lalam jënd na ci frigo di liggéey inscrire na ci doomam
def na ci leneen ak leneen kon avec bi am na njariñ mais avec bi nag dafa am nu muy tëddee dafa am nu muy doxee sans formation avec yu bëre mënuñoo dem dañuy sooxe madame Ndoye nag ne xaaral ma jóg jàppale sama jigéen ñii ndax ñu mun a dem ndax ñu bañ a des ginnaaw te mosuñoo des ginnaaw ndax madame Ndoye saa su nekk mi ngi xool fu nekk fu mu mën a tibbee rek pour jàppale jigéen ñi mi ngi leen di jàppale loolu moo tax nag ñu jóg pour taxawu jàppale avec yi ñu dooleel leen en même temps defal leen formation ñu gën a xam nu ñuy doxee ci seeni avec maa ngi gërëm ñëpp